jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës ñaari député yi ñuy nag war a sëgg ni ki ëllëg ci seen mbalaanuk kiirlaay Doudou Wade nag nee na waruñu ko yëkkati suba ndax loolee sax booy xool ñii di député yi nag dañ cee yeex a defub liggéey gindi askan wi ci li xew ci mbirum passeport diplomatique yi Doudou Wade di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi ñu wax ci wérgu yaram ak jàngoroy grippe bi lëmbe Sénégal mu soxal lool nag tout tànk yi loolee la ñu nemmeeku sax fële ca Albert Royer professeur Idrissa Demba Ba mi ngi ciy yëkkati ay kàddu nag di fàttaliwaat mandarga yi tey soññ nag wayjur yi ñu gën a jug ca ba muy teel ndax mën a gàttandu feebar bi mbaa boog sax ñu mën koo faj ci bu dalee rek xale bi. dinañ wax ci wàllu tàggat yaram Koura Ndaw nag tabbati nañu ko buuru basket fii ci Sénégal buur bu jigéen bi ci wàllug basket bii nag mooy ñaareel bi yoon ñu di ko def gannaaw rek 2019 moom moomu di joué ci AS Ville de Dakar ci góor ñi moom Thierno Ibrahima Niang bu Dakar Université Club moom it gannaaw jaloore yi nga xamante ne def na ko ci wàllu basketball fanweeri at ak benn ci la toll. dinañ wax it ci exposition bi am fële ca Dubaï tey ci bëccëg bi nag di àllarba ji ñu ne ñi ngi ko jagleeloon rek Sénégal ci exposition bu mag boobee président Macky Sall nag am na ay kàddu yu mu yëkkati rek mu soxol nag li ñu duppee capital humain ne nag ni ci nguurug Sénégal daal war a taxawee da koo war a gën a dooleel ndax loole nag war naa bokk tey ci ñi njëkk a taxaw ndax loolu mooy mën a tax rek ñu taxaw ci yenn jafe-jafe yi naka noonu it mi ngi sàkku rek kon ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy réew yi nag ñu gën a rek tënku ci yeneeni réew yu ci mel ni réew yi fare ci UEMOA gis nañu nag lu soxal wàllu capital humain moom dañ ko jox gëdd bu baax a baax waaye tamit wàllu ko jumtukaay yi tamit war nañ cee taxaw bu baax a baax ndax loolu bokk na ci li suqali am réew ponk yaa ngi nii mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalli nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon nag tey moom mooy bëccëg bi ñu jagleel Sénégal ca Dubaï exposition ba waaye balaa boobu sax dañuy njëkkee rek ci niñ ko waxee woon ci ponk yi muy nag mbalaanu kiirlaay bu ñaari député yi ñu jàpp ni nag ëllëg war nañu ci sëgg bu baax a baax ndax dañu koy yëkkati am déet ci assemblée nationale bu ñu sukkandiku nag ci Doudou Wade moom mi nekkoon député nee na nag ëllëg waruñoo yëkkati mbalaanu kiirlaay maanaam du lu ñu war a def rek suba ndax lii dafa nekk liggéey boo xamante ne ñoom député yi waroon nañ ci sëgg bu baax a baax mu soxal nag mbirum passeport diplomatique yi moom Doudou Wade am ay kàddu yu mu yëkkati naqarlu lool bu baax a baax ni ñu doxalee ci mbir moomu ñu teewlu ko ak Habib Faye. su ëllëg bi amul discussion amul werante amul nangam sauf li nga xam ne moo leen seen soxla benn soxla rek la ñu am ëllëg mooy fexe ba fal bureau assemblée bi. du am ëllëg bu fekkoon ne ñoom bëggoon nañu am tey président yi mënoon na ko def tey te assemblée bi ubbiwul li ma la ci mën a wax mooy député yooyu ba ñu yëgee ne def nañu li ñu war a def ki deful liggéeyam dëgg mooy ministre de la justice ak ay services am le procureur de la république parce que amoon nañu sañ-sañu woo député yooyu ñu ñëw ñu laaj leen am na foo xam ne dañuy tere ku ko seet ku ko xool ku ko wër ku ko convoqué ku ko jugé ku ko téye mais loolu nekkuñu ci. téye arrêté ko dañuy laaj autorisation bureau assemblée nationale mooy fukki nit yooyu ngay dégg ak juróom-ñaar ñooñu dañuy laaj. benn député amoon na sañ-sañ bind ne sunu député yi nga xam ne dañuy def lu ñu warul def te yàq nañu dere assemblée bi ba coow li bari na man damay demander ñu dindi seen kiirlaay jox leen buur mooy mbir bi dafa am ñeenti photo assemblée bi photo député bi photo ministre de la justice photo procureur mais ëllëg ci duñ ko mën ndax parce que loolu ñu demandé dañ koy yóbbu ci commission des lois loolu ñu koy seet benn commission ad hoc lay tudd boo xam ne bii fukki député ak benn ñoo koy seq
nangook mu nekkoon kàddu yu tukkee ci Doudou Wade plan Sénégal émergent président Macky Sall yëkkati na ay kàddu ca Dubaï boobee ñuy amalee exposition bu mag boobee réew yu bari teewe ko rawatina ay réew yu Afrique Sénégal nag tey sax mooy bëccëg bi ñu ko jagleloon président Macky Sall nag wax na lu soxal lii di capital humain ñu war ko nag def ci doomu aadama muy lépp loo xamante ne war nañu dugal koppar ci doxalinu doomu aadama yi seenu yitte ak lu mu ci mën a doon ndax loolu bokk na ci liy tax rek am réew suqaliku président Macky Sall moom moo ko xamle waaye sénégalais yi ñoom li ñu leen di soññ ci wàllu woowee mooy nañu xool yeneen réew yi faree ci UEMOA ndax gis nañu ne tey am na nu ñuy doxalee noo xamante ne tax na ba réew yooyu kon jëm ca kanam kon Sénégal nañu rek kon jël exemple ci yooyu réew président Macky Sall ay kàddu yu mu yëkkati la dénk ko suñu envoyé spéciaux ca Dubaï Sara Cissé ak Hamza Diallo. ñu ngi def suñu kéem kattan ngir ñu yokk taxawaay doomu aadama yi ci seen wér-gu-yaram ci seen xam-xam ci seen liggéey mais aussi ci suñu ay dëkkuwaay niñ ko war a mën a defee moo tax may ñaan surtout suñu waa réew yëpp ñu gën a góorgóorlu ci wàllu wàllu set ndax gis ngeen fi mbalit doo ko gis ci mbedd mi pourtant dañu am ay mbalit waaye mbalit yi ci biir kër yi lañ koy toppatoo après ñu ramasser ko yóbbu ko waaye bu foo toll sànni mbalit foo toll def lu la neex ci mbedd loolu aussi dafay yàq réew day tax ku fa ñëw dootu fa bëgg ñëw ndax danaan càmm réew mi dafa salte loolu nag yaakaar naa sénégalais benn bëggul ñu wax ko ci réewam moo tax dinaa reprendre Covid bi moo ñu bloqué woon ci wàllu nettoiement bi ñu doon def mais aussi wàllu désenclavement ak désencombrement bi am ci mbedd yi mbedd defuñ ko pour nit di ci liggéey wala di ci def atelier wala di ci def loo xam ne day yàq taaru réew mi kooku mënuñ ko nangu te dinañ ci jóg voilà kulaan daañ ci jóg ànd ci ak maire yi ànd ci ak population yi pour que réew mi nekk réew mu set wecc réew moo xam ne ku fa ñëw di nga ko naw te di nga fa bëgg a dellu si waat. ma ngoog président Macky Sall kàddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati rek ci ab ndaje bu ñu doon amal foofu tey ndaje bi nag mi ngi aju itamit ci benn xaatim boo xamante ni dox na ci diggante DP World ak nguurug Sénégal mu jëm ci liggéeyub port bu Ndayane niñ ko waxee woon ci wàllug wér-gi-yaram ak grippe bi ñu nemmeeku ci xale yi loolu seetlu gi la fële sax ca Albert Royer di kër googu di faj gone yi nekk ca Fann grippe ba nag lu fa dëggu la loolu nag tax na ba professeur Idrissa Demba Ba di soññ rek ci mandarga yi ak it waajur yi nañu teel a jukk ci pajum grippe mi Fatou Bintou Konté moo fa doxantu woon ànd ceeg Gervais Yaw. grippe bu metti la ñu nemmeeku jamono ji ci dëkk bi lay te nag ñi ci ëpp moo di xale ndaw yi lay faral di dal moom grippe bi di maladie infectieuse ak contagieuse teg ci it ñu koy transmettre par voie respiratoire ci nokki gi lay gën a jugee. lu ci am solo mooy virus yi. tax na ñu gën a tuuti ñi dañuy def ay bronchiolite mooy maanaam nekk di sëqat seen nooy bi gaaw ak aussi ñi nga xamante dañoo am asthme bu ñu sojee rek dañuy day yëngal seen asthme dañuy def lu ñu wooye crise d'asthme loolu tax ñuy sëqat seen dënn bi di riir ñu nekk di fàtt en même temps aussi virus yi mun na tax ni aussi xale yi am lu ñuy wax biir buy daw donc di nekk di waccu yu bëri wala ñuy seen biir di daw mooy gastro-entérite. période bii nag bi ñu defee prélèvement détecté nañu lu toll ci ñetti virus yoo xam ne fi mu toll ni mi ngi daaneel xale yi la. am na aussi ay virus bu ñuy woowee virus respiratoire syncytial maintenant virus yooyu lu ñuy def ci xale surtout tout tànk yi wala mag yi sax mooy day tax nit ñu nekk di sëkkat. seen yaram di tàng léeg-léeg température ba yegg 39 40. moom grippe bi nag bu ñu xoolee dafa am incidence saisonnière maanaam jamono ji ñu toll grippe dafay nekk loo xam ne dafay bari torop surtout nag ci njeexitalu nawet bi de. ñun fii hôpital universitaire la donc dañuy def lu ñuy woowee ay études gis nañu à chaque fois que température bi changé mooy maanaam mu sedd wala mu tàng trop wala mu ngelaw wala mu am pollution yu bari. wala poussière bi bari donc lépp luy virus dañuy profiter pour gën a yokk seen doole donc ce qui fait que période boobu dañuy am ay cas consultation yu bari loolu li nga xamante ni ñuy doon foog ni day am
donc ce qui fait que dañuy jël souvent suñuy disposition période bi ak même sax bu école bu ubbee aussi parce que école xam nga am na yenn écoles yu ubbi donc écoles yi bu ubbee rentrée bu amee dañuy am plus de cas de crise d'asthme, plus de cas de bronchite, plus de cas de bronchiolite, plus de cas de pneumonie. ba tax ni nag faaw ñu adopté ay règles d'hygiène yoo xam ne ngir mën a éviter li nga xam ne moom mooy contamination bi bokk na ci li nga xam ne moom moo di raxas suñuy loxo ba mu set. Fatou Bintou Konté niñ ko waxee woon nag lu soxal kon jàngoro yooyu nemmeeku nañ ko bu baax a baax ca Albert Royer di centre boobu nag di taxawu gone yi ca hôpital Fann waaye liñ ci xamle rek mooy am na ci ay waajur yoo xamante ne bañ fa ñëwee ni ñuy taxawoo nag seeni doom daal nekkul lu leen gënal lool ba tax na professeur Aliou Thiongane moom nag moo jiite service d'urgence ak d'accueil bu hôpital Albert Royer mi ngi dalal xel bu baax a baax waajur yi ñu teewlu ko ci micro Fatou Bintou Konté. urgence yi nag nekkul ne parent bi papa wala yaay wala ki ànd xale bi mooy ñëw ne man sama doom dafa urgent non infirmier bi wala médecin bi moom mooy wax ne en fonction moom ni mu gis ci xale bi après consultation mooy wax ne ndax kii dafa nekk urgent donc dañ ko war a jël tout de suite warul xaar wala du urgent donc dafa war a dem xaar loolu infirmier bi wala médecin bi moo koy décider nekkul parent bi moo koy décider waaye lu ci ëpp mooy parents yi buy ñëwee consultation ñun ku ci nekk boo ñëwee da nga naan rek man sama doom dafa urgent dañ ko war a jël warul xaar alors que c'est pas comme ça donc loolu laa bëggoon vraiment mu leer ci parents yi wala ñuy ñëw di andi xale yi en consultation ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee urgence lu ci ëpp bariwul trop. gannaaw wér-gu-yaram ñu àddu ci leneen ak mouvement doy na bi taxaw nag ngir naqarlu Guy Marius Sagna seen coordinateur bi ñu ne dañu ko tëj ci kaso bi loolee nag metti leen lool tey jii la ñu doon janoo ak taskatu xabaar yi ñoom mouvement boobee ñi ngi nag dig daje askan wi àjjuma ji ñu dëgmal nee nañ nag daanu fexe daal ba ñëpp dégg leen te lii leen metti ñi ngi sàkku nag na mu gën a gaawee ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna Mamadou Gadio kenn la ci mouvement boobu ñu teewlu ko ci micro Modou Fall. mooy Guy su boppam Guy c'est notre coordinateur Guy il est membre du FRAPP mais il n'est pas le coordinateur du FRAPP mais dans le Doyna c'est notre coordinateur donc ñun nous sommes légitimes légal aussi di wax ci turam sa place n'est pas là-bas et il faudrait qu'on arrête aussi il faut pas bâillonner le peuple aussi il faudrait que ñu souligner benn affaire le Doyna est dans une plateforme aussi qu'on appelle le M2D mi ngi ci benn plateforme boo xam ne M2D la M2D boobu dafa regrouper ñëpp M2D mi ngi xeex injustice ak et cetera donc plan d'action bi nga xam dañ koy def nous allons le faire d'un commun accord loolu moo ci nekk. Dissa Préra moo taataan ay kàddoom ñu wax nag ci journaux yi yéenekaay yi nag gis nañu ne kon njaay mi fi mu ne dafa tagga témbe ba mbas mi duggee ci réew mi ba tey mu nekk loo xamante ni lu metti la Samba Sow sax mi ngi koy dëggal moom mi nga xamante ni mi ngi ci métier mi booy xool nag am na fanweeri at ak ñaar ci tey li muy sàkku rek ci kilifa yi rawatina nguurug Sénégal mooy na gestu këru yéenekaay yooyu te xam ne nag ñu ngi ci jafe-jafe Marcel Maroun Alioune Diagne ci leeral. Samba Sow jaaykatu journaux la depuis lu ëpp fanweeri at bés bu ne bu dul dimanche ak jour férié yi Médina lay jóge jaar ci imprimeur bi balaa moo yegg avenue Cheikh Anta Diop foofu muy jaayee journaux yi liggéey bi nag ñeenti waxtu ak lu tegle fanweeri simili ci suba lay tàmbali fu mu nekk nii ay gëtëm demeetul noonu loolu waral doomam bu góor moo koy jàppale ci liggéey bi. J'exerçais pratiquement dans tout le terrain parce que j'avais ma mobilette. bu njëkk ba ci terrain bi laa doon gën a ne ak sama mobilette dama daan jaay fu ne ci Ndakaaru ba mu des ci banlieue bi jamono événement comme li jëm ci wàllu politique wala lendemain fête comme Tabaski wala Korité le journaux yi di gën a jar. Il y a des événements. liggéeyu ki ñu mën a considérer comme doyen jaaykatu journaux demeetul noonu li ko waral doon nouvelle technologie de l'information ak de la communication yi ak yeneen i crise yoo xamante ne dal na secteur économique u Sénégal. liggéey bi doxatul ni mu daan doxatu ko réseaux sociaux yi presque rey nañ liggéey bi carrément doxatul dégg nga ndaxte bu njëkk amul réseaux sociaux journal mooy bind soo bëggee information di ngay jënd journal nga mën a xam lu xew alors que tey jii réseaux sociaux yi ñooy dem di génnee yëpp xew-xew day am tey ñu def ko ci site yi ñu génn na yow nga xaar ba suba pour génnee ko ci journal kan mooy jënd journal boobu kenn du ko jënd Covid 19 bi mu ñëwee
daf ñu gën a rey. liggéeyu Samba Sow bu juróom-ñeenti waxtu ci suba jotee lay daal di jeex moom journée am nag daanaka dudul sax jeex ndax bu loolu yëpp weesoo beneen mooy tàmbali mu di ranger journaux yi jotul jar ci bis bi. Marcel Farba Maroun ni nga ko waxee rek njaayum journaux yi nag li ko gën a tàggatémbel bokk na rek ci xarala yi ak fanu toll ñoom it tey ci liggéey bi tax na itam ñu samp rek am laaj ñi liggéey ci métier moomu ju taskatub xabaar yi ñooñe nag fare foofe lan mooy seenub ëllëg ndax ñooñu waruñu rek lambi leneen lu ci mel ni gën a rek kon jox gëdd li nga xamante ni moom mooy xarala yi ndax xarala yooyu wax nañ ko lu jig njaagit bokk nañu ca waaye tamit téléphone yi gis nañu ne léegi moom it day indi gàllankoor bu baax a baax ci métier journalisme ci rawatina ak ci journaux yi ñuy bind kon yéenekaay yooyu Mamadou Fall lañ ci àndal ci leeral. moom habitude am changé na moonte dafa tàmmoon saa yu xëyee jël journal di ko lire waaye tey jii mu mel ni numérique bi mujj na ko moom mu nekk nag ab jéego ci wàllu technologie boo xamante ni mu ngi yàq li nga xamante ni moo di business bi am ci presse écrite. journaux yi daan nañ ko lire mais xam nga ak réseaux sociaux yi ak ñàkk jot beeg boole si mooy yooyu tamit da ci journal xam nga kay laa gëj a yàgg na. dox gi technologie di dox nag doon tey jii li nga xamante ni moo di ab crise boo xamante ni journalistes yi ñu ngi koy jànkonteel waaye itam lii di distribution ak ñi nekk ci secteur informel bi bokk na ci li indi jafe-jafe ci fonctionnement wu bi les secteurs. benn problème bu njëkk a am mooy presse sénégalaise boo xoolee Ndakaaru la yem. Ndakaaru ak dëkk yi jege Ndakaaru c'est-à-dire grand centre urbain yi maanaam muy Thiès muy Kaolack muy Saint-Louis lu des ci yeneen région yu Sénégal maanaam di nga gis ay région lëmm duñu gis presse écrite chaque jour. secteur informel bi dafa am ay problème en ce sens que dafa amel xaalis bu bare ay centaines de millions wala sax ay milliards aux éditeurs de presse. donc lii nag faaw kon mu laal li nga xam te ni mooy wàllu liggéey ak liggéeykat yi. faaw nag kon ñu am yeneen xalaat yeneen pexe di alternative. réfléchir li nga xam ne mooy ay yenn projet yoo xam ne mën nañ dem ci numérique pour que en tout cas li nga xam mooy suñu métier tey jii mu bañ a dee sinon bu ñu ko deful rek en tout cas menace bi dina bëri et emploi yi peut-être tey jii yu su bëri yoo xam ne dina disparaître du jour au lendemain. ñu yëngu ci wàllu média jàpp ni jot na nag sëkk état du Sénégal kon dugal yoxoom bu baax a baax ngir dimbale bi les secteurs ndaxte presse bee dimbali woon Sénégal mu dund li nga xam te ni moo di ñaari alternance yu amul benn xeex waaye itam dund gu ñoŋ di nit ñi du dund jàpp ni tasum xibaar nag kon doon na loo xam te ni mën na may réew mu jëm ca kanam. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Fall ak gafa goo xamante ne nag dañu koy teg rek mu sax dàkk loole nag ñii di ala traité yi ñu ne nag mbaa duñu sax yegg ci foofee naam la ñu bëgg rek mooy seenum nekkin ñoom it gën a mën a ñoŋ moo waral sax tey am na ab lël boo xamante ni commission bi nga xamante ni moom mooy sëgg ci koppar yi ñu war a jagleel ala traité yi ñoom ñi ngi ko doon amal ci loolu sax moo waral ñu ne waat nañ xool loolu bu baax a baax ndax réewum Sénégal daal war na mën a xool ci yeneen réew yoo xamante ne tey jii ñoom lu soxal wàllu à la traité ñi ngi ci defi jéego ñu teewlu directeur général du budget Soyibou Thiam ci micro Marcel Farba Maroun ak Aline Diagne. administration mën na xalaat pour retraité yi nga xamante ne dañuy fayeku ci FNR bi mu doon loo xamante ne lu rafet la bu ko IPRES gisee mu gis ne lii kat war naa ko mën a jël tamit dugal ko ci sama bërëb liggéeyukaay pour que retraité yi nga xamante ne man maa leen di fay ñoom tamit ñu mën seen gis seen bopp donc loolu day wax ne agent yi nga xamante ne yéen da ngeen di cotiser fële war ngeen mën a nangu yokk seen participation pour que ëllëg IPRES bu leen di fay aussi ñu jox leen benn retraite complémentaire wala gisee mesure boobu mënuñu ko appliquer pour ñëpp parce que mënoon c'est une loi mais quand même ça autorise l'IPRES de réfléchir sur cette question. Mama Myriam la ko ñëpp xamee woon turam dëgg nag di Myriam Ndior moom nag ni nga ko gisee nii ci nataal yi moo dëddu àdduna tey nag réseaux sociaux yi di yéenekaay yi moo xam ci xarala yi laay wax xarala yi nag xëyee nañu ko bu baax a baax nataalam mu nekk koo xamante ne nag ku nu soppoon la moom mi nag tax na ba tey jii mënees naa wax ni tamit ñi fare ci wàllug lépp luy théâtre lépp luy film fii ci Sénégal lépp luy série ñi ngi koy
koy jooy liggéey bu am solo itam mi ngi ko doon liggéey ci ay séries yoo xamante ni ñi ngi ko ci doon seetlu bokk na ci production Marodi ak Evenprod mu joué nag ci série yi di Virginie ak Idole Fatima Touré moo dikkaat ak ñun ci soxna soosu. Myriam Dembélé ñu gën ko xam ci Myriam Dior ñeneen ñi sax di ko woowee Mama Myriam moo génn àddina ci guddi mardi daati jàpp mercredi bi moom mi leen nag daati rek nekkoon ci projecteur yi ci milieu audiovisuel bi joué ay rôle yu am solo yoo xam ne nag ku ci nekk rek rafetlu nga ko Xaar Média mu joué fa li nga xam ne moo di série Belle-Mère jaar ci Evenprod daal fay joué li nga xam ne moo di Idole ci jamono ji ñu gisoon ko rek ci série bi nga xam ne moo di Virginie bu Marodi moom mi leen nag daati rek charmé public bi bu baax ñëpp bëgg ko ndax professionnalisme am loolee sax moo waral bi mu génnee àdduna ñëpp rek daati koy rendre li nga xam ne nag moo di hommage bu rëy doo romb benn yoon ci réseaux sociaux yi de gisoo rek ñu partagé ay photo am yu bëri nag di jooyu xol ku ci nekk rek di wax ana lan nga seqoo nag soxna Siré ci page Let's Go in Sénégal jaar ci Femme Chic ak yeneen i page ku ci nekk rek yaa ngi wax li nga xam ne moo di sa mettit te mu dal ci suba si ginnaaw bi nga yëgee faatu soxna Siré moom mi le nag yëngatu bu baax ci wàllum social ndaxte jàppale na ay nit yu bëri yoo xam ni rek ñoom ñi le seeni loxo jotul seen ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu ci benn internaute dem na nag daal di bàyyi benn famille boo xam ni seeni xol jeex na seeni rongoñ tuuru mu won leen ginnaaw tey nag moom mu ngi rek daal di tëdd fële sa cimetière musulman bu Yoff rédaction TFM di ko rek daal di jaale ñi nga xam ne ñoo di mbokkam particulièrement nag doomam ji di Aïssatou nga xam ne nag xamee nañ ko ci turu Jini yal na suufu Yoff daal di sedd ci kawam. Amin ñu ko koy ñaanal bu baax a baax Fatima Touré mu nekk nag aw tiis woo xamante ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk ñu wax ci tàggat yaram Kouna Ndaw nag moom tabbati nañu ko rek reine du basket ci Sénégal muy nag buuru basket si jigéen ñi fii ci Sénégal gannaaw jaloore yi nga xamante ne def na ko moom moomu di jouer ci ASC Ville de Dakar bii nag mooy ñaareel bi yoon mu di ko jël ci atum 2019 moom la ñu ko tabboon nataalam dañu ci ànd ak Mamadou Fall. ci Saint-Louis la wane li nga xam te ni moo di xereñteem Kouna Ndaw toll ci ñaar fukk ak juróom moom nag am réputation bu dëgër lool ci wàllu club bi nga xam te ni club bu talent la ci basket bu Sénégal MVP bu championnat 2017 daal di jugee Saint-Louis basket club ci atum 2019 ak palmarès boo xamante ni bu baax la daal di engagé wu ak ville de Dakar atam yu njëkk yi ci couleuru ville bu Ndakaaru nekk ab réussite nga xamante ni rek ci moom rek liggéeyam mu doon ci tey reenu basket gannaaw ab saison tey jii mu nekk sélection bu njëkk kon ci équipe nationale ci atum 2021 mu dàbbaliwaat li ni mel moom ren bi am na ci lu tolloog fukki poñ ak juróom ci fanweer ak juróom yoo jël moom arrière bi bokk na itam ci afro basket bi nga xamante ni Sénégal moo ci jël ñeenteelu place. mangook ci góor ñi moom Thierno Ibrahima Niang moom la ñu ko tabb moom la ñu ko def muy roi du basket fii ci Sénégal roi du basket 2021 moom nag xam ngeen ni mi ngi woon bitim réew di def rek tàggat yaram boobee def na fa ay at tey nag ñu ràññee ko bu baax a baax moom it mu nekk rek pensionnaire bu Dakar Université Club mi ngi toll ci fanweeri at ak benn nataalam dañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye. roi basket ci atum 2021 ku am expérience la moom mi nga xamante ni jaar na ci dëkk yu bari ci carrière professionnelle am gannaaw ba la ñibbisi fii ci Sénégal turam di Thierno Ibrahima Niang am fanweeri at ak benn ñu gën ko xam ci carrière am bu riche mais surtout jaar-jaaram bi nga xam ni jaar na ko ci yenn collège yi ak université américaine yi ak clubam bi di Panthère bu Milwaukee. Thierno Ibrahima Niang nekk meneur arrière carrière am lu ëpp solo mi ngi ko jaaree fële ci Europe ak dëkk bii di Espagne arrière bu équipe nationale moom nag dafa yàgg am jafe-jafe donte yàgg naa bokk ci sélection équipe nationale yi jafe-jafeem bu ëpp mooy jouer lii di titulaire li ko waraloon mooy concurrence bi nga xamante ni am na ko ak kii di Hamdal Maïda li ko firneel mooy afrobasket bi ñu génn bokkul ak équipe nationale bu Sénégal li ko waraloon mooy coach bi kii di Boniface Ndong dafa daal di choisir kii di américain bi di Pierre Henry moom joueur bu Dakar Université Club gannaaw saison bu am solo bi nga xam ne def na ko bokkul ci afrobasket boobu ñu génn te pourtant saison bi li ko sargal mooy couronne bii di roi dañ ko daal di tabbal mu qualifié ak Dakar Université Club ci compétition bi ñu duppee BAL muy Basket Africa League moom Thierno Ibrahima Niang amaat mbégte demaat découvrir li ñu duppee compétition internationale.
gannaaw basket football ak Bouna Sarr bu équipe nationale bu Sénégal seetlu gi ci ñaari jongante yi nag nee nañ daal na mu war a taxawee dëgg dafa des ba tax Sénégal it ak ñenn ñi am ay kàdduñ ci yëkkati li ñu xamle rek mooy dafa nekkagul dëggantaan ci biir jongante yi kon mënees na ko muñal Cheikh Sadibou Diarra. Bouna Sarr latéral droit bu équipe nationale bu Sénégal mën na def li ëpp li mu wane ci ñaari jongante yu mu def ak gaynde yi loolu moo génn ci jàngat yi ñu gis ni tàmmagul football bu Afrique ak tactique yu Aliou Cissé yi. ci match bu njëkk bi amoon Thiès boo xoolee premier mi-temps bi doxul trop dafa nëbbatu ci deuxième mi-temps bi sax la génnee boppam tuuti ci ndox mi ci nañ ko gis mu am ay éclair di monter di centrer di participer dans le jeu donc moo doon premier match am deuxième aussi. C'était en Afrique du Sud à l'extérieur donc amul constance boobu parce que jour la boo xam ne mosul joué Afrique xamul ci continent bi lu bëri donc dañ koy may mu adapté wu par rapport ak talent am ak potentialité bi mu am jour la boo xam ne bu jógee ci ginnaaw di ñëw mën na apporter beaucoup à l'équipe nationale. joueur Bayern Munich bi ay atam toll ci 24 mën na yàgg ci postam ci équipe nationale bu Sénégal mu am temps de jeu ci clubam doon li ko ci mën a jàppale. boo xoolee Sénégal aussi poste boobu bëri trop concurrence parce que Gassama boo xoolee moo fa nekk Sabali bu blessé ak Muntaru Balde donc moom au moins am na chance boo xam ni donc ñu ngi ci club bu mag et puis am na talent bi pour s'imposer. donc nañ ko may ñu gën a defar toogaayam. Bouna Sarr mi bokk ci gaynde yu Sénégal ginnaaw ay at yu ñu koy xaar am na yu bëri yu nekk ci kanamam bokk na ci jël coupe d'Afrique bii di ñëw ak dem ci mondial 2022 bi ginnaaw barrage yu ñu jàpp ci weeru mars bii di ñëw. ñu koy jaajëfal Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif.